Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane yow Aliou Sall ma ne jox ñu suñu mane 400 000 ci dund waaye mën na tane documentaire BBC jébaane scandale financier de l'année corruption $250 000 agri-trans ci lu bër gu doy waar contrat pétrolier et gazier Frank Timis Corporation ak gazier judiciaire parti international sarap bi yóbbu dossier cour pénal Bibi Cosmos tire les bastos en parfaite collabo avec les bad boss association de malfaiteurs le Macky est sale le Sénégal au cœur corruption scandale nguuru vandal mout ma moo du rëbës doole lañ lay nandal Aliou Sall pétrole gaz Macky Sall pétrole gaz Aliou Sall pétrole gaz Macky Sall yow Aliou Sall ma ne jox ñu suñu mane 400 000 ci dund waaye mën na tane documentaire BBC jébaane scandale financier de l'année Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane réewum bandi doole fa mën dëgg tere fa yamba am sàngara nga sëgg góor jigéen yi génn liberté la ñu bëgg yaa ci dox ak doole jàpp imam yi tëj di leen terrorisme sàcc suñuy élection temps bi yëpp ba lëj tey ñu gëstu gerte glaté 1000 millions de 1000 sabar laajal Tanor yàgg des na la jaljalaaloo jaale la say mbokk jàll laajal ma say transhumant lu wokk di dox noor nel ma Mamour Diallo sàcc du suñ ñowle 94 milliards la rawale assemblée dooméram woote parti ci kaw bopp lépp la ñuy jaawale la bi ne fait pas le moine Macky lant ni du def déclaration de patrimoine def justice armée rokos ci poste douane Aliou Sall pétrole gaz Macky Sall pétrole gaz Aliou Sall pétrole gaz Macky Sall yow Aliou Sall ma ne jox ñu suñu mane 400 000 ci dund waaye mën na tane documentaire BBC jébaane scandale financier de l'année Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu suñu mane asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaro di leen bëgge bu wér donc di ñëw di waxtaan ak yéen ci li nga xam ni mooy actualité bi moo xew ci réew mi bokk na ci nag dañoo xëy yeewu gis gouvernement bi def ay communiqué gëmloo ñu ne terre bi dafa am ñu fa duggoon saboté affaire yi yàq affaire yi dagg affaire yi donc tey la ñuy décrire seen fen yi tooy xepp yooyu ñu fen sénégalais yi nañ dafa am ñu fa dugg yàq affaire yi dagg fiil yi yan fiil la ak lan la ñu déclaré ñoom tout danañ ko def benn par benn di génn image yi benn par benn avec des données très scientifiques et techniques ngeen déglu ak tamit des éléments yi nga xam ni ñi ngi nekk terre di liggéey terre yi nga xam ni ñoom seen bopp dañ leen mettre mal à l'aise ci fenn nguur gi. Donc, je pense que je vais essayer de dugal quelques audios ci li nga xam ni expliquer la nag ci ay données techniques yu leer ngeen comprendre fenn nguur nii fenee donc ok. la ñuy dégg dafa am mooy ci terre bi mooy câble yi nga xamante ne dañ ko dagg man ma jàpp ni câble yooyu ñu dagg noonu maanaam sabotage la te sabotage bi waa génn waa terre bi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon def li tax ma wax loolu mooy câble yi maanaam alter bi ñu koy gasee alter bi 30 day doon de profondeur 30 de large et 30 de profondeur câble yëpp ñoo ci bokk nekk câble yëpp ñooy bokk nekk léegi ki liggéeyewul ci terre bi mu tax xàmmee te câble téléphone bi ak câble ku électrique bi benn ñaareelu mooy électrique wu terre bi mu ngi nekk 25000 volts 25000 volts la 25000 volts nan la ko nit di daggee amul biir explosion te courant bi maasu ko
loolu tamit lu ñu war a lu ñu li ma jaaxal mooy li ñu wax ne ñoom dañuy câble téléphonique la quoi nekkul câble électrique. ma ne la câble téléphonique bi ñun ñoo ko doon ñun ñoo dugal câble téléphonique bi man mii ci laa bokk yaa ngi dégg man ak beneen copain boo xam ne mën naa jaar ci turam ak sunu patron benn patron mais du câble électrique parce que câble électrique yi machine moo koy dóor te ci biir PVC lay jaar kon li ñu wax nii wérul man li ma gis câble électrique la te câble électrique bi doon nit mënu koo dagg amul explosion 25000 volts nit mënu koo dagg amul explosion war mu jàpp ko même ñun essayage électrique bu ñu ko daan def dañuy woo téléphone ni ñu tey essayage électrique dafa am diggante der ak tet bu leen xëy bu leen liggéey wala dem leen si beneen côté ngeen liggéeyee foofu noonu. sama gars yi déglu leen bu baax a baax ngeen concentré wu képp kuy saboté dinaa la génne loolu moo amul donc bu leen sax tontu ñiy saboté ñi ñëw ñu yónni pour ñu jéem a li gouvernement bi tàmm di def manipulation ñu leen di yónni pour manipulation ñi ngeen di dégg à des termes très techniques la ñuy waxee di wax bay wax ay tur yoo xam ne ku liggéeyul ci terre xamoo ko ku liggéeyul ci terre ci nan la ñuy installer courant bi nan la ñuy installer lu ñuy wax ay panneau de signalisation wala nan la ñuy installer ay comment dirais-je câble électrique wala câble téléphonique wala nan lañ koy installer donc ñii ñu nekk ci réseau bi la da ngeen leen di déglu xam ne ñii li ñuy wax ju leer naññ la donc bu leen déglu kenn te képp kuy dof lu fii dama lay effacer parce que caaxaanuñ ñun ci xare lañ nekk caaxaanuñ kon écoutez bien ñu avancer du benn nit du ñaari nit yu nekk ci terre bi di wax. 30 day doon de profondeur 30 de large et 30 mooy câble yi nga xamante ne dañ ko dagg man ma jàpp ni câble yooyu ñu dagg noonu maanaam sabotage la te sabotage bi génnul waa terre bi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon def li tax ma wax loolu mooy câble yi maanaam alter bi ñu koy gasee alter bi 30 day doon de profondeur 30 de large et 30. Il parle d'alter de 30 mètres de profondeur gis ngeen nu mu soree et 30 mètres de largeur ok. 30 de profondeur câble yëpp ñoo ci bokk nekk. câble yëpp ñoo ci bokk nekk donc ay pax la yoo xam ni câble yëpp ñoo ci bokk nekk c'est juste que day am lu ñu naan isolation donc ay isolation lay am mais câble yëpp ñoo bokk nekk ci benn pax du ay fukki pax du fukk ak juróomi pax câble yëpp lañ boolendoo Sénégal ak pauvreté ñàkk câble yëpp lañ boolendoo ci benn fosse commune comme nu ma ko mën a wooyee ay yeneen yu bëri noté naa ko fa si benn fosse lañ boole câble yëpp donc loolu mi ngi leer 30 mètres nag 30 mètres de profondeur 30 mètres de largeur yéen a ngi dégg noté leen ma génne leen fenn nguur gi ñu dem. wul ci terre bi te xàmmee te câble téléphone bi ak câble ku électrique bi benn ñaareelu mooy électrique wu terre bi mu ngi nekk 25000 volts. 25000 volts 25000 volts ci kaw ak ci suuf. 25000 volts la 25000 volts nan la ko nit di daggee te amul biir explosion te courant bi maasu ko loolu tamit lu ñu war a lu ñu li ma jaaxal mooy li ñu wane ñoom dañuy câble téléphonique la quoi nekkul câble. la ñu wane dinaa leen ko indil dañ ne ñoom câble téléphonique la te dañuy fen câble électrique la ñu wane électrique gouvernement bi wanu leen benn image lu dul benn waaju toog ñu wane ñaari fil yi génn loolu nag fiilu électrique la du fiilu téléphonique parce que ñoom ñi ngi wax ay signalisation ay appel le réseau terre bi ay appel téléphonique train bi day daw bii dawul kon donc ngeen déglu bu baax xam ni la ñuy wax ak la am bokkul na dinaa leen génne lépp parce que dañoo jéemoon nax sénégalais yi ci génne ay images yu yàgg yoo xam ni moment bu ñu koy sàcc terre bi dawul te dinaa leen wan image yooyu naa leen wax nan lañ ko daggee ak ñan ñoo ko dagg ak nan lañ leen jàppee donc ñu déglu bu baax développement yi. électrique man la câble téléphonique bi ñun ñoo ko doon ñun ñoo dugal câble téléphonique man 25 ko nit di daggee nan la ko nit di daggee te amul biir explosion te courant bi maasu ko loolu tamit lu ñu war a lu ñu li ma jaaxal mooy li ñu wane ñoom dañuy câble téléphonique la quoi nekkul câble électrique. man la câble téléphonique bi ñun ñoo ko doon ñun ñoo dugal câble téléphonique bi man mii ci laa bokk yaa ngi dégg man ak beneen copain boo xam ne mën naa jaar ci turam ak sunu patron benn patron mais du câble électrique parce que câble électrique yi machine moo koy dóor te ci biir PVC lay jaar. câble électrique yi machine moo koy dugal ci biir PVC lay jaar PVC
donc ku newul foofu jàngoo newoo technicien mënoo xam luy PVC câble électrique yi ci buñ koy installé ci à 300 à 30 mètres de profondeur 30 mètres de largeur PVC moo ko fay dugal donc ku xamul des données techniques mënoo comprendre lool man sax xaw ma luy PVC très sincèrement ñu dem donc ñu dem. ci biir PVC lay jaar kon li ñu wax nii wéru man li ma gis câble électrique la. tuyau PVC donc nit mënu koo dagg nit mënu koo dagg te amul explosion 25000 volts nit mënu koo dagg te amul explosion wala mu jàpp ko même ñun essayage électrique bu ñu ko daan def dañuy woo téléphone ni ñu tey essayage électrique dafa am diggante tet ak tet bu leen xëy. dégg ngeen même essayage électrique bu ñu koy def dañ leen wax neen dañuy essayer de tel lieu à tel lieu donc bu leen liggéey si wala bu leen ko jege wala ñu changer leen essayage électrique waaw tuyau PVC ok PVC polyéthylène PVC merci beaucoup PVC c'est l'isolant donc ñii c'est des techniciens yuy wax dañ leen fenal nguur moo génn fenal leen sosal leen wax lu dul dëgg wanewul ay image benn journaliste mënu la woon benn image vidéo lañ gis benn ministre buy wax ba léegi amul benn technicien bu taxaw wax benn technicien waxagul benn technicien génnul wax te pourtant ay technicien ñoo ko installé donc benn ministre amul droit ñëw naan dañoo sectionné te wanuñu benn technicien bu ñëw taxaw techniquement wax nan lañ ko sectionné fan lañ ko sectionné muy fen naan 60 mètres lañ ci dagg c'est des mensonges nañ déglu tey lépp leer duulkat yi ngeen nekkee yéen gouvernement bi tey lépp leer xaw ma ñu ngeen di nax mais c'est fini di nax sénégalais yi loolu dafa jeex seen manipulation yooyu on écoute. biir PVC lay jaar kon li ñu wax nii wéru man li ma gis câble électrique la te câble électrique bi doon nit mënu koo dagg te amul explosion 25000 volts nit mënu koo dagg te amul explosion wala mu jàpp ko même ñun essayage électrique bu ñu ko daan def dañuy woo téléphone ni ñu tey essayage électrique dafa am diggante tet ak tet bu leen xëy bu leen liggéey wala dem leen si beneen côté ngeen liggéeyee foofu noonu kon nit mën na duggee foofu di gas dagg lu toll 60 mètres te amul benn jafe-jafe loolu wéeru mais li ñu wane yow bi ma ne. attends damay bañ a jaxase wala ak câble non c'est des techniciens qui parlent bëgguma jaxase affaire câble yi ñu wane. ok daan lii ay câble téléphonique lañ dagg câble yooyu ñu wane nekkul ay câble téléphonique yooyu ay câble électrique la te câble électrique mënuñu koo dagg maanaam te am explosion wala dara parce que câble électrique yi volt bi muy am ci courant dafa fort loolu ku ko dagg da ngay deewal explosion dina am donc fekkee dagg nañ ko te amul benn dégât ça veut dire que sabotage dafa wala dañoo coupé fenn pour mën koo dagg câble yi ñu wane ay câble électrique la mais câble. dégg ngeen câble yi ñu leen won yooyu noonu benn câble lañ leen won fenn fu am benn câble te gas bi sax soriwul on parle de 300 mètres ñoom lu ñu leen won noonu gas bu ndaw la gas boo xam ne amul pelle amul pic benn lu ñu koy wax ne daggkaayu kii lañ ci gis ak benn donc te li nga xam ne te gisuñu benn pax bu def 300 mètres gisuñu ko donc ñu déglu bu baax. donc ñuy liggéey gisuñu câble téléphonique câble électrique lañ gis bu ñu dagg ñene nan lañ ko daggee te courant bi reyu leen explosion amu fa te loolu yëpp dinañ ko expliquer si lañ fa gis si buy dagg amul explosion takk amul dara amul ñuy waxu 60 mètres bu ñu rocci buñ dindi nan lañ ko dindee nan la ñuy roccee nan ngay daggee si kaw rek la ñu wan ne dañ ko dagg ñu ne 60 mètres lañ ci jëlee kon fan la fil ba nekkoon fil bi ci suuf la nekkoon fil de terre la wala filu asamaan la parce que 60 mètres boo koy dagg ci fil ñu ne dañuy xëcc ban pax 30 mètres gars yi gas nañ kon 30 mètres gas si 30 mètres bi 60 mètres de fil bu ñu dagg donc ay kàcc yu tooy xepp la fen yu tooy xepp yoo xam ne ku dul nit rek nga koy gëmloo nañ dem. wane nekkul ay câble téléphonique yooyu ay câble électrique la te câble électrique mënuñu koo dagg maanaam te am explosion wala dara parce que câble électrique yi volt bi muy am ci courant dafa fort loolu ku ko dagg da ngay deewal explosion dina am donc fekkee dagg nañ ko te amul benn dégât ça veut dire que sabotage dafa wala dañoo coupé fenn pour mën koo dagg. donc ñaar yooyu jàppale ñaar yooyu soit sabotage wala ñoom ñoo dindi. ñoom ñoo arrêté courant bi pour mun ko dagg sabotage
te ñoom ci seen biir la mun a doon parce que tout simplement sabotage boobu am ñoom ci seen biir la parce que du ñu fay salaire yu baax du ñu fay gars yi seen salaire à temps y a des problèmes là-bas problème ay guerre interne nit mooy génn ci ñoom soit dagg tuuti ci affaire saboté te ci kaw la nekk ci kaw gasuñu kenn gasuñu donc loolu mooy li nga xam ne dafa génn ci biti loo nga xam ne mi ngi mel ni fil de terre boo xam ni dafa cat gi génn ci biti mu nekk mu jël lampe wala benn signalisation mu dagg ko parce que si lañ ko gis ak jaasi lu mun a dagg si lan la mun a dagg donc si ak jaasi lañ fa gis donc bu fekkee ni fil bi dafa jaar ci suuf ba yegg si fii génn ni buu bi du buu 60 mètres du buu 60 mètres ay kàcc la ay fen la buu 60 mètres munul nekk ci biti di lang fan la ne fan lan la raccordé woo buu 60 mètres boobu lan la raccordé woo ba waruma génn ci biti bu dee leneen li wax nañ leen ko c'est 30 mètres de profondeur 30 mètres de profondeur kenn gisuñu benn pax buñ gas donc nañ dem ci image yi ñu woon ñu xool ba xam lii si à métaux ak jaasi nan la mun a gasee nan la mun a génnee 60 mètres de fil buñ sàcc nguur gi foog ñu découdre en ñoom il faut ñu arrêter leen il faut ñu daqaar seen maam ñokk leen ba ñuy bëgg a dee tëj leen ci kaso yi ñii ils vont rendre compte par A ou par B lañ seetaan fenkat yi ba léegi amul benn technicien bu génn ba léegi benn journaliste génnul lañ ñu woon ak la am bokkul photo yi ñu woon c'est faux journaux yi li ñu publié c'est faux donc tout est faux fii yooyu noonu c'était en 2021 te boobu courant bi nekkagul en marche donc lépp dafa faux lépp faux donc nañ ñëw seetaan ñu dagg courant ñu dagg fil benn technicien génnul ab soi-disant directeur l'APIX wala je sais pas quoi des conneries de DG de l'APIX génn di ratatati mais attendez donc ñu dem one by one ma génne leen lépp image yëpp ok ñu dem dinañ leen indi lan mooy profil bi ak lu leen ci taxoon a jóg ndànk rek dañuy développé wu déglu leen ndànk duñu brûler benn étape dañoo bëgg ngeen xam ngeen fenkat yi dañoo bëgg ngeen xam ñan ñooy fen lañ leen di woon benn par benn ngeen xam bu leen yàkkamti dara lépp nañ leen ko développé ok ñu dem déglu leen ok ayca bismillah lii lañ dagg lii ana pax bi lii lañ dagg xool leen bu baax ne lii lañ dagg ana pax bi fan lañ gas ba am 60 mètres de fil ba koy dagg ba dagg ko xool leen ba xam ne ngeen fi gis pax ana pax bi xeer yaa ngi ni xeeru raa yaa ngi ni ana pax bi mi ngi nii gis ngeen donc yéen gis ngeen que fii amul benn pax amul peel amul pikk amul jaasi lañ gis ak lan benn tenaille donc kenn gasu ko te fil yi c'est à 30 mètres de profondeur donc amul pax buñ gas amul peel amul pikk donc kenn gasut donc la ñu dagg ca kaw lañ ko dagg lan la sabotage ñen ñoo ko dagg dinañ ñëw ay ca ñu dem yóbbu ñi ko def xam nañu li ñu doon def ministre génn de ki DG moo génn de Alou Mbao terre bi moo taxaw lu ko waral nag mooy ay câble lañu dagg kii di directeur APIX ñëw ci bi mu ko yëgee mu ne ñuy def lu ñaaw seen loxo génnu ci dañu xëcc câble yi dagg ko gis ngeen ko nii nan lañ xëccee câble bi dagg ko bàyyi fen nan lañ xëccee câble bi dagg yow ko duurkat bu mag nga yow nitu safara nga yow Macky Sall di ngeen dee si lakkum safara bu tàng jër yaa mën a fen nan lañ ko xëccee fan lañ jaar ba xëcc ko ana fuñ ko xëccee gis ngeen fi baax bu ñuy xëcc gis ngeen fil bu ñuy xëcc xeeru raay yi nekk fa foofu ñu suul ko fan lañ ko xëccee xool leen duurkat bi mu ne ñuy def lu ñaaw seen loxo génnu ci dañu xëcc câble yi dagg ko gis comment ngeen ko nii dagg ci 60 mètres la ilaha illallah ñi ko def xam nañu li ñu doon asbunallah xëcc câble buñ suul moom xanaa ñooñu ay bulldozer lañ yore câble buñ suul nga xëcc ko 60 mètres
dagg ko la ilaha illallah ay waay réew mi waay génn leen réew moomu wala ñu nokk ñi nekk ci nguur gi ñu jóge fi génn leen réew moomu wala ñu xeex ak ñoom gars yi jot na nag ñu xeex ak ñoom ñu jaay leen suñu bakkan it's time now ni anak pax buñ fi gas ba ngay xëcc ay fil 60 mètres ba di ko dagg allahu akbar wop dagg ci 60 mètres. la ilaha illallah xam nañu liñ doon. ay câble lañu dagg kii di directeur APIX ñëw ci bi mu ko yëgee mu ne ñuy def lu ñaaw seen loxo génnu ci. dañu xëcc câble yi dagg ko. gis ngeen ko nii dagg ci 60 mètres. la ilaha illallah yóbbu. ñi ko def xam nañu liñ doon def bu baax a baax parce que demuñu ci câble haute tension yi fi ma taxaw ni am na ay câble haute tension yi ma jege demuñu foofu laaluñu loolu. wax ji nag lii nag dafa garaaw wax joo xam nee na kon mooy li ma leen doon wax techniciens yi la ñu wax nee nañ benn pax la fa la lépp nekk donc pax boobu noonu ci biti fil bu génn ci biti amul benn fil bu mat 60 mètres buy taxawaalu di lang donc fen yi muy fen naan ay dañ ko rocci déjà dañ ko xëcc amul dañ ko xëcc 60 mètres buñ dagg amul xam ngeen lu 60 mètres luy 60 mètres fil buy taxawaalu 60 mètres ci biti moom loolu doy na waar di fil buy taxawaalu 60 mètres ci biti nii di taxawaalu teguwul fenn di taxawaalu 60 mètres mu ne dañ ko xëcc fil buñ suul nan lañ ko xëccee nan la ñuy xëccee fil buñ suul wax leen rek 60 mètres bu ñu dagg kan moo ko mesuré ki technicien la nan lañ ko daggee léegi nan lañ ko xëccee ba mu nekk ci suuf si à 30 mètres ñoom ñu ak doole ñu xëcc ko ba mu génn ci 30 mètres yi lu day ni 60 mètres ñu dagg ko dem allahu akbar wow bopp xam nañu liñ doon def bu baax a baax parce que demuñu ci câble haute tension yi fi ma taxaw ni am na ay câble haute tension yi ma jege demuñu foofu laaluñu loolu. walla loolu yéen la yéen a xam daal câble haute tension yi ak câble basse tension yi ak câble très basse tension yi lu wax noonu fa la daanalee boppam nee na ñu ko dagg xam nañ bu baax lan la ñu dagg du dagguñu dara sabotage la ñoom ñoo ko saboté ñoom ndax man xaw ma fibre électrique bi ak bu haute tension bi ak basse tension bi ñoom ñoo ànd ak seeni techniciens yi ñoom ñu daggal leen ci kaw ñi nga basse tension bi yow xamoo ko yow Feuz xamoo fu basse tension bi ne ku dul technicien mënu ko xam sàcc ab sàcckat simple sàcckat bu yor benn si ak benn jaasi sàcckat bu yor ñoom mais sàcckat nan nga ñëwee dagg fil 60 mètres bàyyi fa sa jaasi sa benn jaasi ak sa benn tenaay gars yi question boobu yéen laa ko laaj nan la sàcckat di ñëwee sàcc dagg génn gasul dara gasu ko mun a xëcc benn fil de 60 mètres de longueur fekk fil boo xam ne dañ ko suul à 30 mètres de profondeur mu rocc ci mu xëcc ci 60 mètres génne ko ci dagg ko ñu ne lan mu bàyyi fa jaasem bàyyi fa si waxuma tënaay de si jaasi ak si mu bàyyi ko fa dem yoonam gars yi bëri nañ caaxaan kan la et puis nan la xamee sàcc yooyu nga xam ni ñoom benn jaasi lañ yor bu xomaat ak benn si à métaux bu dee ñooñu nan la ñuy ñëwee di rocci fil di ko dagg bàyyi fa seen matériel sàcc boobu ngaaka la de te ñu mun a xool say empreinte nga bàyyi fa jaasi ba bàyyi fa si ba yow dem sa yoon yóbbaale fil ba ok dañ continuer ñii foog ñu lijjanti leen billaay wallaay ñii bu ñu daqaaru seen maam génn leen fi génn bu tara tar ñii bu ñu ko deful ñun duñu góor nguur gi bu ñu leen daqaaru seen maam ba mu sax sàpp ni xorom ñu génne leen ci réew mii wallahi ñun kon Sénégal amul góor yàlla Sénégal jigéen jurul góor buñ génnee ci jàmm ñii juruñu jigéen góor amul Sénégal góor ay góor jigéen ñoo nekk Sénégal ñii buñ génnee ci jàmm noonu génn noonu dem seen yoon ñii kon góor amul benn jigéen bu jur góor yàlla xaaral ñu dem balaa maa dem ci données techniques yi audio yëpp a ngi fi nag ay audio ñoo waa terre nag ma leen di tagal waa terre la nañ dem ci sabotage terre Sénégal ñu xool léegi nag
wax ji yëpp amul benn technicien bu génn kon gisu leen benn technicien bu génn n'est-ce pas ci ñoom bokk ci ñoom génne wax ni terre bi nii ak nii lañ ko daggee nii ak nii lañ ko nangamee donc ay kàcc la ay fen yu tooy la donc ñu demati ñoom génneel ñu ay image n'est-ce pas yoo xam ni bu yàgg ba en 2018 ñaari adolescent ñëw nañ boobu teg nañ fa terre bi defuñu ci dara sànni ko fa ay adolescent ñëw nañ jël fa ay boulon yi sax seerewuñ ko woon ay boulon yi nekk ci raay yi ci côté yi dugal ko seen saak ak luñ fa for di dem ñu jàpp leen ay xale lañ nag ñu nangu bagage yooyu bàyyi leen ñu dem téewuñ leen en juillet 2021 ñi leen doon wax mooy cité imbécile am ñu fa jógoon dem fa léegi nag rouleau yi électrique yi ngeen gis yooyu mooy yi nekk ci kaw yooyu kenn suulu ko woon mooy yi nekk ci kaw përëm yi ngeen gis ñu tourné ko mu ron noonu rëy yooyu moo nekk ci kaw parce que loolu mooy électrique de haute voltage yooyu noonu ñoom dagguñu ko fekkuñu ko ci kaw dagg ko moment boobu am na yi nga xam ne def nañ ko ci kaw am yu newoon ci suuf di taxawaalu ñoom fa ñëw guddi sàcc loolu ay rouleau yi ngeen gis noonu përëm bu bëri boobu noonu loolu kenn gasul kenn sulliwu ko ña doon sàcc ñoo ñëw guddi fekk gars yi ñu ngi newoon ci seen installation boobu terre bi dawagul courant tàkkagul même ngelaw sax ëppagul donc mooy moment bu ñu gouvernement bi di fen nan tey mu daw suba mu daw ginnaaw suba mu daw c'était juillet 2021 dara dawagul taaluñu courant new amul électricité ñu fekk rouleau përëm yooyu ci suuf mooy fil yi ñu war a def ci kaw terre bi buy daw fil yi ci kaw loolu noonu ngay gis ne c'est haute voltage de 250 kilowatts day rey nit day def nit pënd kon ñooñu yéeguñu ci kaw di ko dagg amul échelle amul dara ci suuf lañ ko fekk sàcc ko tibb ko dem ñooñu newoon cité imbécile ñu def ay enquête jàpp ñooñu léegi ñooñu lañ leen won yéen ci télé bi moom la sama papa seetaan moom la sa papa seetaan moom la sa yaay seetaan gendarme yi jàpp leen ñu rangale leen moom lañ leen indil jox leen ko comme si loolu moo existé moment yi fekk loolu c'était en 2021 juillet 2021 donc ñooñu sàcc loolu fekk ñu ko ci kaw di ko dagg indi ñu échelle buñ ko laaloon dee courant amul woon terre ba dawul woon c'est avant même la circulation du terre donc lu ñu fekk ci suuf la sàcc ko for ko dem guddi ñu ñëw fa sàcc ko for ko dem ñu def ci enquête ya jàpp leen donc li am nii ça n'a absolument rien à voir ak loolu ñu indi leen image yooyu waaw indi leen image yooyu mooy câble THT yi yuñ for yuñ jël noonu ñu indi leen image yooyu wane ko ci télé yi wane ay vidéo photo ko dugal mel ni moment boobu la procureur génn di menacer naan ay porte plainte contre X ministre de intérieur génn bandi salté yi génn di menacer fekk ñoom ci seen bopp ñoo def loolu ñoom léegi dañuy évoluer parce que il faut ma won leen image yu bare ci mbir yooyu léegi nag laaj leen journaliste yi demoon ba xam kenn wane na ci dara donc amul benn journaliste bu fa dem boo xam ni indil na la photo wala benn vidéo bu concret comme quoi que fil bi nii la meloon avant dagg nañ ci 60 mètres loolu benn duulkat DG APIX moo génn duulkat bu Macky Sall teg foofu muy politicien moo génn rek ne dagg nañ ci 60 mètres mais benn technicien génnul ak Sénégal li muy day yëpp benn HT câble HT haute tension benn technicien génnul wax leen ni nii lañ ko roccee nii lañ ko xëccee fil boobu raccordé wu fii la raccordé wu donc dara amu ci benn duulkat politicien buy politique Macky Sall fal ko muy DG APIX xamul dara ci électricité xamul dara ci terre xamul dara ci comment dirais les réseaux du terre moo génn rek duul leen duulu toy xat dem yoonam ay journalistes yi ñëw benn fil lañu wane benn fil nii buñ dagg ñaata mètre lañ ci dagg gisuñu ko ñaata centimètre gisuñu ko nan la meloon avant gisuñu ko donc dañoo gis rek ay bopp yuñ dagg ñetti bopp fil yuñ dagg ne la dagg nañ 60 mètres donc caaxaan gi ñu nekkee te ñoom ak ñaari matériel yuñ ko daggee jaasi kenn du ko daggee yooyu jaasi kenn mënu ko daggee loolu
benn scie à métaux donc lan ngay daggee scie à métaux courant ba nekk fa wala électricité bi nekk fa ngay dagg scie à métaux nii dagg ti scie à métaux sa waay xanaa il faut être intelligent booy dagg sax nga indi tanaay wala nga indi ay mais benn jaasi mel ni kuy agressé ah scie à métaux nga ne da ngay dagg 60 mètres ci scie à métaux léegi 60 mètres fil ba fu mu newoon nan lañ ko xëccee amul pax amul dara nan lañ xëccee affaire yi ça laisse à désirer ok les réseaux du terre ont été vandalisés par X ñu indi la image juillet 2021 avant la circulation du terre nga xam ni courant amul woon dara amul woon ñooñu for ko foofu ñu wan la ni 2071 personnes ont été interpellées ñu wan leen cuivre bi dont 115 femmes loolu lañ leen wax loolu nag ça date de juillet 2021 le trafic du terre a été formellement perturbé au niveau de la voie 2 sur une longueur d'environ de 60 mètres. Des câbles de signalisation ont été sectionnés. Lan ñu woon câble yooyu noonu c'est pas des câbles de signalisation c'est des câbles électriques ñu ñuy woowe câble terre n'est-ce pas de Kër Mbay Fall à Yeumbeul câble de ligne téléphonique donc ñoom li ñuy wax il parle de communication maanaam ñuy dawal mun a communiquer mun a wax loolu c'est beaucoup plus téléphonique que électrique câble téléphonique la ñoom la ñuy wax câble téléphonique la lañ ñu won c'est des câbles de communication lañ ñu wax mais lañ ñu won du câble de communication téléphonique terre ñëpp xam nañ ni waa ji dawal dina yor ñoom ñuy waxante woy terre bi nii tel dina nangam c'est téléphonique c'est pas électrique c'est des câbles de ligne téléphonique des câbles servant à la circulation des trains ont été sectionnés loolu moom pour la circulation des trains câble électrique la donc fen yooyu mi ngi noonu ñoom ñoo bind de dañ ne des câbles de ligne téléphonique et des câbles servant à la circulation des trains ont été sectionnés une scie à métaux et un coupe-coupe kenn loolu mënu sectionner dara ça ce qui a fait que mu am le ralentissement de la vitesse des trains donc lan lañ sectionné des câbles destinés à la communication interne te ñun ñëpp gis nañ que amul benn câble destiné à la communication interne bu ñu dagg il parle de 60 mètres de coupure ça n'existe nulle part un câble électrique est un ensemble constitué de plusieurs fils électriques réunis dans une gaine protectrice en plastique on appelle ça une caténaire. Une caténaire est un ensemble de câbles porteurs de fils conducteurs destinés à l'alimentation des moyens de transport électrique à captage du courant par dispositif aérien. Donc li ñu leen won loolu la c'était des caténaires yi nga xam ni moom lañ leen won mooy ñi ko sàccoon c'était en 2021 donc liñ image yi lañ indi ça daté de 2021 leer na yooyu mi ngi tudd une caténaire un ensemble de câbles porteurs de fils de conducteurs destinés à l'alimentation des moyens de transport électrique à captage du courant par dispositif aérien mooy ci kaw ca kaw bronze ou aluminium fil conducteur en cuivre pur à 98%. Donc ñooñu bu ñuy sàcc përëm la ñuy wër donc ñooñu sàccoon te tibboon ko foofu noonu mu nekk en rouleau déjà c'est-à-dire sénégalais yi est-ce que yéen a ngi xalaat xool leen image boobu ñu leen won ay rouleau la rouleau përëm du ayu gudd yuy daggate ay rouleau la ay rouleau caténaire ay rouleau la donc yoruñu ay fil yu tàllee ko ay fil yu ñu roulé la yu ñu roulé lépp yu ñu roulé kon noonu lañ ko sàccee ñoom ci suuf lañ ko sàccee wuñ ko ci kaw dagguñu fenn sectionné wuñ fenn donc courant par dispositif aérien bronze ou aluminium fil conducteur en cuivre pur à 98% ou cuivre allié à l'étain ou magnésium. La caténaire permet de faire circuler la plupart des trains ou trams ou terres ou trolleybus. Lolo c'est 25 000 kilowatts. Moi nekk ci kaw ligne de contact
25 000 kilowatts bokkul ak ay câble téléphonique yi nga xam ni ñooy ay woote on appelle ça des bobines exactement on appelle ça des bobines kenn daggul loolu. Les câbles de signalisation du TER jouent un rôle essentiel pour garantir le fonctionnement sans heurts et la fiabilité du réseau ferré, garantir la transition des signaux et une alimentation électrique continue sur les équivalents tout au long de la voie ferrée. Câbles utilisés pour la transmission des commandes et des signaux. Tension 650 à 1100 volts et une plage de température opérationnelle de moins de 25 degrés Celsius à 85 degrés Celsius. Donc tension 650 volts à 1100 volts. Cuivre flexible de classe 5. Câble de signalisation NRPS SIG 000005 Network Rail, le type E3, fil de continuité et un blindage en ruban d'aluminium pour les applications du type C1, C2, C3, pour les tunnels et sous la terre. Câble type A, câble léger et retardateur de flamme, isolé et gaine. Câble de signalisation 250 à 440 volts, cuivre toronné, classe 2. Donc, ñoom ñoo ma koy jox nag ñoom techniciens yi nga xam ne ñoo nekk teer man yoruma ko ñoom ñoo ma koy jox ma doon noté parce que dañ leen fenal te duñ am kuñ jàpp dañ laa tooñ instant yi benn victime la ñuy wut sosal ko kuñ jàpp dañ laa tooñ ñoom pour divertir de la population ñëpp ñuy concentré woon ci parrainage bi ñëpp ñuy concentré woon ci élection yi ñu dem arrêté courant ba dagg ci kaw tuuti dagg sabotage ñëw génn di duul di troubler di menacer ñoom kese la noonu ñu dem déterrer comment on peut déterrer des câbles de 25 000 volts de haute tension on appelle ça des portées la ñu dagg ci kaw portée la tudd portée du ay fiilu 60 mètres kenn mënu fa dagg fiilu 60 mètres ñoom nee nañ la ñu dagg ci kaw ñoom ñoo ko dagg ñoom gouvernement Macky Sall bi te on appelle ça des portées mooy maanaam kenn xëccul kenn mënu fa dagg 60 mètres kenn amul pouvoir xëcc fil boo xam ne 30 mètres de profondeur donc ci kaw la ñu dagg mooy les portées ci kaw rek la ñu dagg pour sabotage ñoom ñoo ko def amul benn fil bu gudd bu sori moo tax wanuñu leen ci dara donc on appelle ça des portées donc ils ont coupé les portées avant de couper les portées ils ont isolé le courant ñen ñoo isolé le courant le gouvernement sénégalais moo yor compteur bi mooy isolé courant bi pour mun a dagg maanaam portée boobu ni ñuy wax portée boobu ñuy wax noonu pour mun ko dagg il faut isoler le courant donc matériel yi ñu yor yi ñu fa teg amul benn matériel bu tudd bu am isolateur ñu ne grand xoolal bu baax amul benn matériel bu fa am isolateur benn tenaille la amul isolateur looy dagg da lay rey même bu dee basse tension sax da lay rey 4 moo am très haute tension basse tension très basse tension lii moo am amul leneen basse tension sax laa la wax sans isolateur nga yor sa tenaille da lay rendi da lay wowal c'est des mensonges dérisoires à l'état pur on peut pas déterrer ces câbles ñu ne on peut pas déterrer ces câbles amuñu benn matériel bu wane ni dañoo déterrer câble bi c'est des fils électriques terre fil électrique yi nekk ci suuf fil électrique terre lañ koy woowee pas comme terre bii di daw terre on ne peut pas déterrer ces câbles à travers ba ci rocci 60 mètres on ne peut pas déterrer sans am pic sans am pelle sans am li nga xam ne dana dagg dina mun a gas ba jot 60 mètres yooyu dagg amul benn matériel bu fa ne yaakaar naa ne ku indi pic indi pelle yóbbu pelle bàyyi fa benn tenaille ak benn jaasi xalaat leen nan la nit mën a ñëwee indi pickam indi peelam loolu mooy pour gas tenaille kenn mënu ci gas du tenaille sax si en métaux kenn mënu ci gas
jaasi boobu kenn mënu ci gas donc ana matériel yuñ gas yi yu ko gas nan lañ ko gasee bay génne 60 donc ça montre tout simplement que kenn gasu ko te gisuñu fa pax donc ci kaw lu ñuy wax portée lañ dagg ñoom ñoo ko dagg ci kaw donc on ne peut pas déterrer ces câbles 30 mètres de longueur, de 30 mètres de profondeur, de 30 mètres de large, des fils de 30 000 volts à 90 000 volts courant. Yéen a ngi dégg fil yi di jaar ci suuf y avait pas fil yi jaar ci suuf ci benn égout ñu protéger leen ba duñ laalante téléphone bi électricité bi haute tension bi basse tension bi ñoom ñëpp ñooy dem ci benn égout léegi ne dañ ko protéger par des isolateurs ba nga xam ni du am attraction bu mun a indi explosion loolu lépp nag c'est à 30 mètres ana paxu 30 mètres bu ñu gas ñen ñoo ko gas nan lañ ko gasee ana matériel yi ban moment lañ ko gas kenn gisul donc loolu ça montre que ci ay fen la ñu nekk donc haute tension wax naa leen ko basse tension entre 110 volts à 220 volts moo nekk ci terre bi même la basse tension bu ñu leen di gëmloo ça tourne entre 110 volts à 220 volts donc mensonge ñi ngi ñëw ne ay panneaux de signalisation, des fils de signalisation, les réseaux de signalisation. Les réseaux de signalisation ci biir terre bi ñu ko installé nee nañ ça tourne entre 110 volts à 220 volts et ça tue. C'est faux. dañuy jéem a dox ci kaw Sénégalais di leen gëmloo ni loolu bu fekkee amul isolation te tëbaluñ courant bi kenn mënul dagg loolu parce que ça tue mënul nekk matériel yi ñu fa teg mënuñu ko dagg. Donc, basse tension, ça tourne entre 110 volts à 220 volts. Wala ñoom ñu juum di wax très basse tension. Wax naa leen 4 moo am dañoo duul te xamuñu lu ñuy duul ndax laajuñu technicien mu wax leen avant ñoo ñëw di fen sénégalais yi. Bu fekkoon très basse tension lañ leen di wax mun naa dem ba doon ay 38 volts à 24 volts. Très basse tension mais ñoom waxuñu très basse tension lañ wax même basse tension. Beaucoup de fait da ngay dee c'est 110 volts à 220 volts et ça tue fii nii nekk ci kaw 250 volts ak moom mooy très haute tension te loolu wax naa leen ko da nga am ay outils isolants on appelle ça des outils isolants loolu ñu gis foofu ñaar yooyu amul benn outil isolant kenn mënu ko téye di dagg fil boo xam ni courant baa ngay dox. Même bu fekkee ni ñoom signalisation lañ wax signalisation yooyu sax courant moo koy dawal ay lampe ay loolu yëpp bu dee signalisation la courant moo koy dawal 110 à 250 220 volts donc c'est des mensonges c'est des mises en scène gouvernementales amul benn outil isolant bu ñu for foofu ni pince ni tenaille yoo xam ni am nañ ay isolant etc. Donc c'est des mensonges. Ñooñu nan lañ xamee entrée et sortie phase et neutre nan lañ xamee nan lañu alterner le courant avec des entrées et des sorties nan lañ xamee ni lii day exploser bii du exploser lii boo ko laalee court-circuité day court-circuité nan lañ xamee phase bi ak terre bi dafa am phase ak terre yéen a ngi dégg phase ak terre bi ci suuf phase bi donc même boo ko daggee mu laal suuf rek day pété tëf parce que la terre moom comme ni ñu koy waxee dafa am terre fil de terre la ñuy gas ci terre bi ci suuf phase et terre kon loolu bu amee day am court-circuité le système de protection ngay laal donc avant loolu da ngay couper le système de protecteur ci centrale bi
nga xam ni boo ko dagg du électrocuté c'est clair donc c'est une comédie étatique waa phase ak terre ci suuf laay dafa am phase ak neutre wax naa leen ko fële pour mu mun la masse day am phase ak neutre nga téye ci phase bi téye ci neutre bi moom mooy alterner courant bi ak suuf si nga taxaw dalay masse mun na la électrocuté da ngay dee donc ay fen la lan moo ko def ñoom ñoo ko def ñoom gouvernement sénégalais bi ñoo ko def pour manipuler la masse pour détourner les consciences pour bañ a bàyyiloo xel doomu aadama yi ci politiquement li xew sàcc gi ñu nekkee di récaler ay liste di changer ay liste jàmbur di tëpp carte gi donc ñëpp concentré wu nañ instant yi 200% ci élection législative yi ñuy xool nan la ñuy détourner sénégalais yi menacer leen ne dañuy wër ay kenn ku ñu mun a jàpp et cetera donc ça montre que dañuy fen ay fen la ay fen leer na ñoom la ñoo ko dagg benn sàcc du doon criminel jam nit paaka bàyyi fa paaka ba yóbbu yëre nit bi yóbbu dàll bi bàyyi fa paaka ba nga dajji kër gi sàcc courant bi sàcc télé bi sàcc rajo bi sànni fa say matériel foo leen gis loolu la nga daggee ba dugg ci biir sàcc télé ba sàcc lépp bàyyi fa sa matériel bàyyi fa sa trace kooku ban xeetu sàcc la bu ñu xoolee li dagg ak ni mu daggee ngeen xam ni lii jaasi daggu ko kaa la ñu dem c'est pas logique kaa la ñu dem ma tegalaat leen image yi ngeen xool ba xam lii jaasi bu fa nekkoon wala si bi moo ko dagg léegi nañu xool dagg-dagg bi ma def leen vidéo léegi ñu xool ba xam dagg-dagg bi jaasi la wala paaka la ay dañuy fontu ñi dañuy fontu ñi dañuy yàpp ñii ñu ñu yàpp lañ laa la wax ñu yàpp au nom de Dieu xool leen dagg bi rek liñ ko daggee dañoo isolé courant bi te lañ ko daggee du jaasi du si lañ ko daggee xool leen dagg bi nu mu setee xaaral ñu ñëw ñii il faut ñu lijjanti leen ñii dañoo jàppee ay dof xaw ma ay tappet waaw dinañ xam ba xam lii paakaaka dagg wala jaasi attends may la ma tuuti rek duñ dal dara nalaw rek ngeen di def yéen journalistes yi nalaw rek yéen kuy foo yéen lay jaar nalaw rek ngeen di def amu leen bopp amu leen génn gars yi yóbbu leen foofu wanuñu leen sax ay image taxaw benn waay boo xam ne APIX di wax ay loo xam ne xamu ko maîtriser wu ko day donné technique amul benn technicien buy wax dof yi ngeen doon doo leen nit ñu jox leen ay image 2021 ngeen génne ko kenn du dal yéen koo leen dalal du nit man doo Sénégalais yi leen di déglu sax ñoo ko def man bañ naa ko dama leen a gedd man dama leen xaraamal du ma leen déglu du ma leen xool dama leen réduire au néant tekku leen dara sama kanam duul naa liste Sénégalais yi ñu jox leen ay images yu faux ay images yu fausse depuis 2021 ñu yor ko di wër di taxawaalu di wëndaalu fausse information xamuñu fu taat yi tàng xamuñu sax fan nan la mbir yi mel xamuñu ci dara ñëw ne dañuy éveiller Sénégalais yi man journaliste duul naa liste bu éveiller Sénégalais boobu doo nit man du taluma leen sax xaaral ma xool duñ sax laajte man di ma yóbbu boobu joxoo ma image joxoo ma dara yow yaay taxaw di wax ma ne la yow ana technicien bi yow la ngay wax ni foo ko teg ana technicien bi jaasi nan la mun a daggee lii ay fii lu ay conteneur benn une conteneur xoolal bu taxaw lan lañ mun a daggee lii nan la ko jaasi mun a daggee
nan la ko si di daggee ñi ko dagg nan lañ mun a daggee loolu ba pare sànni ko fii dem seen yoon xam nga journal mais ay journaliste ngeen yor ay journaliste ngeen yor yoo xam ne xamuñu dara bopp waay yow ñii ñu jënd leen ñii oh mais Sénégal dafa triste nag ñii ñu jënd leen ñu vendre seen âme au diable non mais ay oh mais Sénégal c'est triste xoolal même loolu sax boo koy xool sax c'est difficile ah terre vandalisée sax terre Sénégal vandalisée sax même boo koy xool dafay metti duñ la sax nangoo woon xaaral ma ñëw fi ma xool ba xam parce que fii jëloon naa ko bu ma deful lii rek du ma ko gis bu doon lu leer naññ la kay jaruñu ñuy woon ay lu foo lu leer naññ lu ñuy wooyee lu foo lu ñuy wanee lu foo xool leen kaa la ñu dem man moom damay topp action man ay fen moom dama cee nekkul ay duuli kese nekkuma ci waaw fii la je pense waaw mi ngi nii na lépp leer waaw mais catastrophique hein pourtant léegi laa ko tegoon ci fan la nekk ah ok mi ngi sama ok mi ngi nii non ñii dañuy yeb de ñii xool leen léegi kaay leen ok ñu dem ay câble haute tension yi ma jege demuñu foofu. waaw yow kan moo léegi yow loolu rek nee na ay câble haute tension demuñu foofu mais mooy wane ni waa ji xam na ko ay câble haute tension gars yi demuñu foofu ñu dem ci ay câble basse tension même câble basse tension bi mënuñu ko dagg xam nga wax naa leen ko câble basse tension bi c'est entre 110 volts buñ de installé ci terre bi c'est entre 110 volts et 220 volts donc mënuñu ko installé boobu ay fen la boobu sax mënuñu ko dagg léegi nag kan moo xam loolu bay xam fii mooy am buy xoyam-xoyame bi fii moo am bu lax bi fii moo am bu fanaan bi bay taamu mburu bu fanaan bi di ko poncé mais kooku xam na fuur bi sama gaay dama ne ki xam ku dugg ci fuur bi xam fan la mburu tay bi nekk fan la mburu démb bi nekk fan la mburu bi xoyam-xoyame bi nekk fan la mburu poncé bi nekk fan la mburu bu lax bi nekk fan la mburu bu commencé yàqu bi nekk dem tànn mburu bu xomaat ba mais ko xam na fuur ba bu yàggul dugg ci fuur ba wala muy liggéeyee ca fuur ba wala bokk ci ñuy servir mburu ya nekk chauffeur ca fuur ba mais ku dul lool xamu ko sama gars nañu waxante dëgg nag nañu waxante dëgg kay honnêtement ah mais ñii wér nañ ñu dem seen loxo génnu ci dañu xëcc câble yi dagg ko gis ngeen ko nii. waaw nañ ñëw foofu léegi nañ ñëw foofu ma arrêté ko dañu xëcc. nañ xëcc câble bi dagg ko mi ngi nii kon nee nañ lii dañ koo xëcc nii léegi wan leen ma fan lañ ko xëccee ak nan la ko xëccee xool leen bu baax suuf saa ngi noonu à côté xeeru raay yaa ngi noonu léegi nii lan lañ ko xëccee ba 60 mètres génn ci ñu dagg ko dañu xëcc câble bi dagg ko léegi nuñ ko xëccee ak lan ban matériel moo xëcc câble bi fekk ko ci suuf à 30 mètres mu xëcc ko dagg ko léegi xool leen dagg-dagg bi dagg-daggu lan la li dagg-daggu jaasi la jaasi bu màgget boobu ñu fa bàyyi moo dagg lii jaasi bu màgget bi moo dagg lii ah sama gars yi lii jaasi bee ko dagg xool leen rek li si bi moo ko dagg si améto moo dagg lii si ñoo ko dagg quoi léegi ñu sànni ko foofu dem seen yoon li si bi moo ko dagg xool leen dagg-dagg bi si bi moo ko dagg xool leen rek xool leen photo bi xool leen dagg bi nu mu setee xool leen dagg bi nu mu setee rek xool leen dagg bi nu mu setee oh shit xool leen dagg bi nu mu setee rek waaw xool leen dagg bi nu mu setee xool leen dagg bi nu mu setee ba xam lii lan moo ko dagg waaye sama gars yi yaa tëdd nguur gi boo leen daqaaru seen maam wallahi dinañ leen teg loo xam ni ba seen doom yi dinañ gis mi ngi nii câble yaa ngi nii ay ca ñu dem ok
ñoom nag dañoo mystique ba nga xam ne boo leen buggee yoole sax di nga daj lu mburu dajul ci fuur leen adduna yëpp dañ ko mystique dañoo xërëm sénégalais yi jox leen ay saafara sotti ko ci lu mu tëdd ci kër mbay kër kii waaja la ca Lac de Guiers ga sotti nañ leen saafara ba nga xam ni ñuy sangu ci saafara ba ñu naan ci saafara ba moo tax chaque jour mu am problème mu ndox Sénégal dañuy yàq boulon kër Momar Sarr ga di fa sotti saafara rek saafara bu ne xërëm nañ sénégalais ba ñimewuñ jóg kenn sénégalais doo ko ndulli du jóg nga teg paaka du jóg nga rendi du jóg lu waral loolu saafara guñ leen dóor dañ leen jam saafara ba tekkeetuñ dara wallahi al azim gars yi dañ sadik de pouvoir moo grave pouvoir sàcc ay milliards doo bàyyi sénégalais yi noonu da ngay xërëm seen maam bañ xëm waaw ay ca ñu dem mooy ay câble lañu dagg kii di directeur APIX ñëw ci bi mu ko yëgee mu ne ñuy def waaw dañuy indi seen loxo génnu ci dañu xëcc câble mooy ay câble lañu dagg kii di directeur APIX ñëw ci bi mu ko yëgee mu ne ñuy def lu ñaaw seen ok waral nag mooy ay câble lañu dagg kii ok câble yaa ngi nii ñetti câble yi la ñuy wax de ñetti câble yi ñu dagg même secteur léegi xool leen question laa leen di posé fan lañ gasee câble yi xool leen câble yi ñett la yi wax yëpp ñett la mi ngi nii 1 2 3 même dagg-dagg machine bu set wecc même dagg-dagg machine bu set wecc xool leen amul sax luy taxawaalu nuroowul ak paaka dagg-dagg bi nuroowul ak paaka nuroowul ak jaasi xool leen dagg-dagg bi nu mu setee ñett yëpp ñoo bokk nu ñu leen daggee ci même niveau dagg-dagg bi ñoo ñëpp a tolloo xool leen bii ak bii xool leen trait bi ñoom ñëpp a tolloo mi ngi nii xool leen bii ak bii nu ñu tolloowee bii ak bii nu ñu tolloowee même dagg-dagg même niveau li dagg lii moo dagg lii dagg-dagg yi set wecc dagg-dagg yi set wecc bii couleur yi nekk ci biir moo nekk ci bii donc lañu dagg ñoom ñëpp a bokk même secteur même trou même coupure même tolloo donc ci portée yi lañ dagg ci kaw ñoom ñoo dagg ñett yëpp ci kaw leer na day leer de man kat yii ok voilà directeur APIX balaa moo ñëw la ñu dagg ok ay câble lañ dagg dof bi nga doon ñu ko dagg xool leen nu mu tollee xool leen dagg même dagg-dagg yi set wecc waaw bu set wecc léegi question bu ma leen posé nee na dañ déterré lañ wax déterré ñoom ñoo génn ne déterré mooy lan mooy dañ koo gas léegi wan leen ma fii lan lañ gas ana luñ gas fan la nekkoon ak luñ gas léegi beneen réflexion xool leen ci kaw fii amul woon suuf xool leen fii suuf yi mi ngi commencé fii suuf xool leen dama leen koy wax xool leen suuf si fu mu commencé xool leen suuf si fu mu commencé câble bi ci kaw yëpp a weex tàll maanaam suuluwuloon ci suuf si xool leen question rek tey ma leeral lépp suuf si fan la commencé suuf saa ngi nii lii gasuñu ci dara li nekk ci kaw xool leen nu mu ñuulee fii li nu mu ñuulee kon suuf laalu ko kon nekkul woon ci biir suuf yéen a ngi gis sama gaay kon lii nekkul woon ci biir suuf boo leen gisee ren may wax ma continuer développer kon boo leen xoolee xam ni lii nekkul woon ci suuf. directeur APIX ñëw ci bi mu ko yëgee mu ne ñuy def lu ñaaw seen loxo génnu ci. xool leen nu mu ñuulee amuloon suuf. dagg ci 60 mètres. waaye fenn yow amoo doom yow amoo jabar yow yaay taxaar sa maam yow directeur APIX yaa illahi yow Macky Sall nga gën a ragal ka yàlla nga taxaw 17 millions de sénégalais nga leen di wax ni 6.